suñu ndeyu charte réew bi ñuy wax constitution dafa ne alal bi meññ ci biir suuf maanaam suñu ressource naturelle askan wi moo ko moom kon ki nga xam ni moom am na sañ-sañu leerlu ca anam yu ñu yoree li mu moom ki nga xam ni moom am na sañ-sañu addu ci li mu moom kon bu ñu kenn xeet naan ñu dañoo war a am jàng bu rëy ci pétrole wala ci gaz laa dañuy addu ci li nga xam ni ñun ñoo ko moom loolu wax la pour tëj débat bi léegi li ñu fiy jàmbat mooy li ëpp ci alalu Sénégal muy gaz bi feeñ Saint-Louis ak Kayar te mu nekk ay réserve yoo xam ne dañ ko xayma ci 50 000 milliards ci ay pieds cubes de gaz. moo fa nekk ci réserve te xayma kese la fa yàlla dëxëñ ñoom mënuñu koo natt réserve yooyu ñu ngi planifier exploitation am fii ak 270 ans ñaari téeméeri at ak juróom-ñaari fukk la ñu war a exploiter la ñu mën a exploiter loolu donc lu toll noonu ci jamono ji nga xam ni Europe ñoom dañu nekk dëkk yoo xam ne dafay sedd dañuy soxla gaz ci lu bëri ci lépp ñu am seen benn noon bu leen nenn bu tudd Russie nga xam ni moom moo leen di jox gaz donc mënuñu ko sanctionner Nations Unies mënuñu ko sanctionner Union européenne parce que bu ñu yëkkatee loolu moom dafay tëj gazam Europe am problème gaz bu bëri feeñ Sénégal européens yi ni kon bu ñu tëngi nii pour ñu lever monopole boobu Russie am ci gazu Europe BP ñëw dugg ci joint venture bi maanaam ci société bi booba Franck Timis ak Aliou Sall parce que man tey du ma attardé wu ci loolu dama leen di woon importance li fa nekk rek pour ngeen xam ko parce que li ci des ñu ngi ciy wax di ci waxaat ci la BP ñëw yónni benn ndaw suñuy wax Emma Delaney koo xam ni mooy tënk loxo président Macky Sall ak Abdou Aziz bi ne woon Mauritanie pour ñu juboo ci anam bu ñuy exploiter li feeñ ci diggante ñaari dëkk yi parce que ñoom dañuy soxla ci lu jàmp moom seen bopp ci wàllu gaz kon lu enjeu yooyu dafa tax alal boobu nekk foofu njëgam gën a bëri googu mu bëri nag moo waral ngeen ciy tudd ngeen dégg ñu ciy tudd ay milliards yi dollars te dara génnagul léegi lan lay doon bu fekkee ni loolu commencé na génn ñaata lay doon ci alal bu fekkee ni loolu commencé na ball kon tey jii dama bëgg ñëpp xam ne mbir mi du mbir mu ndaw te mbirum ñëpp la fa nekk dafa bëri ba jéggi dayoo président Macky Sall nag moom xamoon na lu fa nekk bu yàgg ndax Petrosen benn kuréel buy saytu mbirum pétrole Sénégal moom moo nekkoon directeur u banque de données maanaam fi ñuy denc xayma yeeg saytu yi wane li am ci biir suuf si ci gaz ak pétrole moom foofu la doon liggéey jóge foofu nekk directeur u Petrosen jóge fa nekk ministre bi jóge fa nekk premier ministre di contresigner décret d'approbation bu ñuy joxee licence bu ne jóge fa nekk président ci boppam mu falu prêter serment mois d'avril mai juin ñaari weer mu signé ñaari décret jox rakkam ak Franck Timis alal jooju nga xam ni moom la Sénégal am xam nga loolu lu gaaw la. ay nit ñoo sàcc suñu alal téye ko ci seen biir séddoo ko nit ñi wax ni yoo sàcc yaa ngoog kenn ki dem julli it ba pare taxaw ci biir jumaa ji saaga askanu yëpp ni yéen ñi wax ni sama rak sàcc la yëpp ay fumiste ngeen ay rambaaj ngeen est-ce que ñun ay fumiste lañu ay rambaaj lañu kan mooy fumiste kan mooy rambaaj kan moo jël suñu pétrole jox ko ay samba boy yoo xam ne ay yàkkataan kam xale lañu ay sàcckat lañu ay jaaykat doon kan moo ko def nan lañu tudd kan ak kan la ak kan ñoom ñëpp ay sàcc lañu suñuy doom jàngatuñu suñuy soxna wératuñu suñuy mag fajuwuñu ñoom seen doom kenn jàngiwu fii bu seen bëñ méttee ñu dem bitim réew bàyyi ñu ñun ci hôpital bi kenn duñu accueillir kenn duñu faj ni ñu waree alors que suñu pétrole suñu gaz suñu or suñu zircon buñ ko sàmmee niñ ko war a sàmmee kenn dootul xëy suba di fay courant kenn dootul xëy suba di fay ndox kenn dootul jàng di fay kenn dootul dem hôpital di fay loolu ñun ñoo ko moom li nga moom nag da ngay xeex buñ ko naree foqati ci yow pour téye ko ci sa loxo dañoo war a fii place la dañ koy assiéger di ci wax
di ci wax ba ñu jàpp leen ñoom ñëpp dugal leen ci kaso bi ndaxte fii lañ fekk Khalifa Sall jiiñ ko kenn attewu ko ci yoon tëkk ci kaso bi moom rakam def loo xóor mu toll ci ginnaaw di ko ëff ba mu newi lool ministre de l'intérieur bind lu dul dëgg ministre de la justice di ci jàpp kenn di jàpp ba suñu alal bëgg a naax saa ñu ne kenn du ko wax dañu ko wax dañu ko xeexe fii ci Thiès kaay lañ koy xeexee. say doom ak say sët dinañ taxaw ne la bàyyi lii nga xam ne mooy pétrole bi ak gaz bi bañ koy saax-saaxee foo nekkoon loolu nag góor gu nekk war na koo xeex man nag li may wax du ma ñëw rek di attaquer Aliou Sall wala may attaquer Macky Sall di ci yem déedéet il faut jeunesse africaine bi yem xam ne multinationalistes yi dañoo war a xam ne Afrique dafa changé Afrique bu tey ak Afrique bu démb du benn dama bëgg ñëpp xam ne xeex bi du yem ci wàllu pétrole ak wàllu gaz lépp loo xam ne suñu moomeel la te ñu am ci ak am ci yelleef war koo revendiquer dinañu taxaw xeex ko ragaluñu ci nag ragaluñu ci benn yoon bul xam ne rek réew mi sénégalais ñoo ko moom. Jeunesse thiessoise, jeunesse sénégalaise, battons-nous parce que suñu alalu réew ñu ngi koy caxat-caxate. Le moment est venu de se battre parce que suñuy ressources réew ci poche benn nit la dugg. dama ni yéen a ngi wax naan kenn ku nekk sa 400 000 moo la ñor waaye au-delà de ça même buñ ñu fayee suñuy 400 000 ba pare nañ ñu wax lan moo tax ñu sàcc suñu alal mais lan moo tax Aliou Sall sàcc suñu xaalis jël ko en complicité avec son grand frère Macky Sall ñu jël li nga xamante ni ñoom ñooy alalu réew mi saaxee ko loolu du jàll tey du jàll ëllëg du jàll gannaaw ëllëg. tey jii bu ñu demee ba gis ku ñu naan Franck Timis naan day jël sunuy moomeel di ko delloo ci seen réew dañoo war a taxaw déjà bu ñu nee Franck rek ba sant ko Timis la ñu waroon a xam ni mbir mi du leer léegi ñun syndicat bu ñu naan CUSEMS bu ñu ñëwee fii day wane ni fii nekkee wuñ fi ndax politique ndaxte meeting yi yàggoon na di fi am gisoo leen fi sunuy syndicat yi mais aar lu ñu bokk dafa nekk li nga xam ne mouvement citoyen la nekkul li nga xamante ni politique rek wala parti politique yi rek la soxal waaye lépp képp ki nga xamante ne sénégalais muy mouvement muy association muy syndicat mu wër la ni lii mbiru askan wi la da ngaa war a taxaw nga xeex ko ñun xam nañ ni yàgg nañ di def ay revendications président de la république naan réew mi amul dara cadrage macroéconomique du permettre seen revendications yi ñu mën ko satisfaire dañoo taxaw fii di xeex ndax bëgguñu benn parti rek di njariñoo alalu Sénégal. ñaari puits pétrole yi ñuy cité ci Sénégal benn bi ci suñu biir région la nekk ñaata doomu Thiès ñaata doomu Kayar ñoo dee ci géej gi ngir wuti teranga te ndekete teranga jàng ci suñu suufu tànk mais li ñu dal mooy dañoo am un président défaillant un président au lieu que mu défendre intérêt askanam au lieu mu ñuy wax dëgg il préfère di sàcc suñu alal di ko dénk rakam ndax lan bëggul Sénégalais yi xam li ci nëbbatu et c'est malheureux que ñu am un procureur boo xam kii à la solde du gouvernement li xew nag mooy dañ ni boo amul courage yu xeex li la naqari bul yambaree taxaw fenn di ko fa jooy lii ñuy xeex suñu yëf la suñu alal la réew yi am pétrole yëpp avancé nañ décollé nañ dem nañ seen yoon ñun mënuñu concevoir ñu ne am nañ pétrole di dund ci conditions yu métti yi suñu hôpitaux yi am ay problème radiothérapie suñu boo dëkkee Sénégal foo tourné nit ñaa ngi màjjal nit ñaa ngi yalwaan ndax ndóol te alors que yàlla may nañu suuf boo xam ne tey jii lu nekkee ngi ci biir mbir mi nag lenn la mbéjum kanam la kenn waru cee xaar sa morom kuy xeex da ngaa war a fexe ba yow mii la nga xam ni moom la sa morom di def boo ko mënta yokk bu gëstoo gis la ginnaaw loolu nag ci la ñuy lancé ci looy Thiès waa ñu xam ni combat bii ñuy def combat wu askanu Sénégal la ñun ñii ñëpp on s'engage et que Thiès tey jii jóg na wane boppam te lii que ce n'est qu'une première et incha allah day continuer. suñu pétrole bi la ñu bëgg mu leer du yomb ci ñoom danañ ko goxi xam nga luy goxi mooy la xar di def di ruminer ñoom suñu pétrole bi bu dee Aliou Sall biiram bi pétrole Sénégal bi la ci lekk dana ko goxi moom ak ay mbokkam ma ne 6 000 milliards ñaata hôpital lañ ci mën a tabax 6 000 milliards
ñaata dispensaire lañ ci mën a defar 6000 milliards ñaata université lañ ci mën a defar 6000 milliards ñaata marché lañ ci mën a defar 6000 milliards transport Sénégal bi waratul mel nii gars yi nañ waxante dëgg discours bi du sori ñu ngi woo bépp sénégalais bépp patriote képp ku Sénégal yitteel ngay génn di ñëw di ànd ak ñun ci manifestation bi lii ñuy xeex du xeexu sama mais xeexu suñu la suñu pétrole bi la ñu bëgg mu leer vive aar la ñu bokk Thiès vive aar la ñu bokk Thiès vive le Sénégal vive la République. merci Thiessois yi nga xamante ni bàyyi nañu seen yitte yu bëree bëri pour ñëw fekkee manifestation bi nga xamante ni mi ngi jëm ci li nga xamante ni mooy sàmm suñu pétrole sàmm suñu gaz sàmm suñu zircon sàmm suñu or sàmm li nga xamante ni mooy suñu uranium yi nga xamante ni mooy les ressources naturelles yi nga xamante ni moo nekk Sénégal di ci profito pour ci déclaration bi nga xamante ni ñi ngi koy def fii ci Thiès ñi ngi yëgal ni procédure bi nga xamante ni justice sénégalaise engagé na ko pour ni ci waxu procureur de la République que ni day leeral affaire bi ñi ngi wax ni kat ni mu ko entamé ak fi mu toll nii sénégalais yi joxuñu ko confiance ba Serigne Bassirou Gueye en personne n'inspire plus confiance li ñuy ñaan fii ci Thiès mooy que ce procureur de la République soit démis de ses fonctions et remplacé. contrat boobu nga xamante ni BBC def na ci benn public reportage bu am solo ba di ci génne accusation de 6000 milliards ñu ni contrat bi ñu jox Franck Timis avant que lépp di leer fi ñu toll nii war nañ ko mën a nangu ci moom daal di koy jéem a xool lancer beneen appel d'offre bu bees ñu mun ko teg ci ay loxo yu baax. beneen bi aussi mooy ñi ngi laaj di wax ni Sénégal fépp fu gox ak goxaat nekk muy ville muy commune muy village fépp ci Sénégal nañu mobiliser wu ci jàmm ci dal ngir exiger à ce que lii ñuy woote ngir transparence dans les ressources extractives ñu mun ko am suñu ko defulee kat fii ak 40 ans fii ak 50 ans fii ak 100 ans la xew ci RDC dana fi xew mooy sol bu riche lool en matière première ak population bu pauvre lool ci wàllu ressource économique loolu nag la ñuy wax di ko ñaan fii ci déclaration finale fii ci Thiès jërë ngeen jëf. mënuñu woon bañ a teew suñu wootee sénégalais yi suñu wootee Thiès ci ay principes yoo xamante ni moom la ñu gëm tey gis nañu gàllankoor yi am na match bi ak ajuma aussi ni muy xatee waaye terewul gis nañ fi xale yi gis fi mag yi gis fi jigéen ñi gis fi daal couche population yëpp yi nga xamante ni li leen soxal mooy li tax a jóg aar li ñu bokk moom mooy na mbir yi leer moom mooy na yoon def liggéeyam moom mooy na ñu négocier ay contrat ba Sénégal mën cee gis boppam moom mooy su fekkee am na alal yoo xamante ni dañ ko rawale ñu def suñu kéemtalaay kattan ba mu dellu yaakaar naa ni loolu sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp moo tax ñun dañuy jaaxle suñu waxee ni li tax a jóg aar li ñu bokk yëkkati fitna la dama jàpp ni ñeenti poñ yooyu képp koo xamante ni mu ngi koy sàmmoo yeewoo fitna waaye ne jàmm nga bëgg ci dëkk bi parce que jàmm suñu ko bëggee lépp dañ koy teg ci yoon lépp dañ koy leeral donc lii première manifestation la ñun keroog bi ñu fiy def conférence de presse tax teew nañu incha allah ce n'est qu'une première danañu woote waat waa Thiès ci yeneen condition ñëw teew communication bi continuer xeex bi continuer ba li nga xamante ni askan bi yëpp a ko moom ñu koy bëgg a foqati ci loxoom loolu dellu ci askan wi parce que yàlla xéewale nañu alal bu bëri bu war a jóge ci ressources naturelles yi loolu nag incha allah ñu nag waa aar li ñu bokk ak tous les citoyens thiessois et tous les sénégalais danañu taxaw ba loolu dellu ba sénégalais bu ne gis ci boppam